jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene ñëw niñ koy defee ay bés bu nekk dégtal leen li nga xam ne moo di seen chronique tey pàcc bu yaa den ko jagleel coow li nga xam ne am na ci assemblée nationale te jëm ci ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko. li ma jaaxal mooy Sénégal dañuy bëgg di def lu leen neex di jaay doole ba pare nag ne kenn du ci wax ku ci wax ñu ne waaw moom la faral mënta nekk. dama foog ne bés bi président de la république defee prestation de serment ba noppi bés bi président de la république wootee dialogue ba noppi ak la xew ci Masalikul Jinaan juboom ak Ablaye Wade bàyyi gi mu bàyyi Khalifa Sall daanaka réew mi dañ nekk ci tal leneen lu dul di wut ay pexe yoo xam ne faagaagal adversaire politique lay doon te nag du tegu ci kaw dëgg. lu tax may dellu siwaat ci coow loolu. Dakar Matin. dégg naa ñu bari di wax ne coow li Ousmane Sonko moo ko sooke ba pare amul dara lu muy daw di ragal moo ko sooke naam te dama jàpp ne daw ci ragalu ci parce que coow li muy bëri yëpp wax ci li muy bëri yëpp ku nekk di ci rotal sa kàddu amaana plainte yi ñu ci gis yëpp benn nit a ko def. plainte yi ci gis yépp benn nit moo ko def moo di Ousmane Sonko te mu leer ma ne nguur gii di nguuruk Macky Sall bu amoon lu toll ci tarfatul ay ni loo xam ne mën na ko jàppe Ousmane Sonko te sénégalais yi duñ ci am benn sikki sàkka def na ko bu yàgg na ko ràpp ci biir kaso bi ndax amuñu lu ñuy tiit amuñu lu ñuy ragal am nañ seeni juge seeni magistrat yoo xam ne lu ñu bëgg ñooñu defal leen ko. damay dellu siwaat ci coow li bu baax a baax ndax nag kuy waxal yàlla te yàlla tax coow li ba mu amee dama ne kan moo yëkkati coow li du Ousmane Sonko ci boppam moo yëkkati coow li ne lu xóor bu rëy am na bu jëm ci alal joo xam ne dañ ko fas yéenee luubal te loolu jaaduwul faaw ñu wax ci ñëpp d'accord ci mbir boobu na ko lan la. Dakar Matin. maa ngi fàttaliku ba mu koy njëkk a yëkkati. da ko junjoon sax ci carte sur table mais waxu ci woon ne ci koppar ñu ngi bëgg a luubal 94 milliards 177 millions 305 mille francs CFA. ku tudd Tahirou Sarr am ñaari société Sofico SA ak CFU SA moom ci boppam dem bind bataaxal lettre ki nga xam ne moo di vérificateur général di François Collin moom la njëkk a yónnee bataaxal ne leen lii luubal la boo xam ne jaaduwul ci ay suuf yu ñu bëgg a def wëlbatiku bindaat lettre OFNAC wëlbatiku bind plainte jébbal ko procureur coow lii na kur mennum OFNAC rek kese moo ci woo Ousmane Sonko déglu ko commissaire Sarr moo ko yónnee convocation déglu ko ci coow li ma leen di wax fii ne leen koppar yooyu Ousmane Sonko di wax te waa CENTIF nañ ma miim ñoom ñoo ci njëkk a commencé di liggéey. CENTIF mooy kuréel gi nga xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu blanchiment d'argent ñoo ci njëkk a commencé di liggéey. Dakar Matin. nguur gi na leen bàyyi leen mbir mi ci suuf waa CENTIF ñoo ci njëkk a commencé di liggéey lu may wax lu wér la xam nañ ko xam nga musuma woon bëgg a wax ci 94 milliards yi parce que dama doon déglu rek nit ñi di wax. CENTIF ñoo ci njëkk a commencé liggéey ñu ne leen kar woo na leen teg leen mbir mi ci suuf. procureur ci boppam dem toog ñu jébbal ko li nga xam ne moo di plainte mu taxaw yéen a ngi fàttaliku ci conférence de presse ba mu daan def appel à témoin ba mu daan def ci wàllu Petro-Tim tudd ko ci ne sax Pastef moo ko yónnee plainte bi mais du Sonko te ñu gis ci en tête bi député Ousmane Sonko mu leer nañ
plainte bi am yeeyu ci yàbb ci est-ce que foog nañ ne réew mu normal bu justice bi jaar ci yoon di doxal yoon di doxal lu jub ñu ne bonne gouvernance daf fee sax bu ñu tuddee lu ñu mel xanaa sax instruire plainte bi bu ci dara amul nga ne ko dara amu ci yeeyu ci yàbbi ci moom procureur Ousmane Sonko jéggi ko fa jox plainte doyen des juges Dakar Matin. kooku normalement daanaka 8 jours la amoon pour woo Ousmane Sonko ne ko lii nga war a cautionner pour ñu ubbi enquête bi dem daanaka weer a ngi nii yeeyu ci yàbbi ci lan la procureur doon tafandoo commission parlementaire dafa am comme commission parlementaire dafa am nag man duma ci wax kañ ak fan la commission parlementaire ëppee doole une instruction judiciaire la preuve de def nañ commission parlementaire ba pare ñëpp d'accord nañ ne commission parlementaire mënul tëj kenn mënul setal kenn justice mooy tëj di setal léegi nag procureur ne yaay man commission parlementaire la xaar parce que ñoom tàmbali nañu liggéey bi bu ñu paree ma doog a xam nu may doxalee dinaa leen wax lu tax loolu fa ñu jëm xam nañ ko fa ñu jëm xam nañu ko pour te dire nag commission parlementaire boobu lu leen taxano jóg ñépp xam nañ ko moo di setal kenn ci ñoom ku ñu tuumaal ci mbir mi loolu moo taxoon a jóg commission parlementaire bi ñépp ci d'accord ñépp xam nañ ne loolu moo taxoon a jóg commission parlementaire bi kese fexe ba blanchir kenn koo xam ne ci ñoom la bokk ci ñu tuumaal ko luubal alal du ñu mel dem na ci Dakar Matin. ba commission parlementaire bi ci doxlem ak ci gaawtu waxoon naa leen yàkkamtee gaawtu buñ juree doom rëccu rek lay doon ñu violer sax règlement intérieur bu assemblée nationale laata ñuy wax député yi la ñu xam ci enquête bi ñoom def nañ conférence de presse pour lan la woon bataille de l'opinion est-ce que commission parlementaire war na nekk ci bataille de l'opinion contre qui defati na lu gën a graaw pour fouiller ay cabinet xool lan la Sonko créé ak lu mu créé wul ak ban cabinet la moom ak moom dañoo dem saisir chambre des notaires def benn violation bu graaw a graaw yónnee benn circulaire cabinet notaire yépp te loolu laata mu ko dana def faw mu am ordonnance du juge amul chambre notaire yi yónnee cabinet yépp na leen lu ñu tulleen ma lépp loo xam ne am na Sonko rek kon ma lay wax ne réew mi mais damay jaaxle sax des fois te rek problème bi ñu am dëgg ma koy yàgg a wax ci njeexital li di ngeen ko gis justice dong lay doon. Dakar Matin. du acharnement saa bu ma xëyee ay magistrat lay waxtaan ak ñooy samay xarit ñooy samay àndandoo lépp mais lañu bëgg tey jii commission ba nee na day def plénière waaw na def plénière xam nga fu ñu jëm moo di bu ñu defee plénière ba noppi jël mbir yi jébbal ko procureur ba pare nag forcé Mamour Diallo mi nga xam ne bëggatul dara ci coow li mu porte plainte pour diffamation dénonciation calomnieuse diffusion de fausses nouvelles procureur doo ko jóg parce que procureur ak juge d'instruction ñoom ñi ngi xaar pouvoir exécutif jox leen ordre pour ñu mën a xam quelle conduite tenir par rapport à ce dossier loolu dong la ñuy xaar quelle conduite tenir par rapport à ce dossier loolu la ñuy xaar léegi may laajte est-ce que bu Mamour bindee plainte yu ko fa jiitu te instruire luñ ko lañ lañ ko nar a def dañ ko nar a teg de côté sur quelle base liggéey bu commission parlementaire def boo xam ne seen biir sax juboowuñ ci quelle conduite tenir par rapport à ce dossier ñoom seen biir député yi juboowuñ ci de lu leer laa leen wax inspection générale d'État
ñoom dee nañ wett ñoom. Dakar Matin. daanaka 2 ans ou 3 ans ngi ni génnewuñ benn rapport. OFNAC mi nga xam ne kenn gëmatu leen sax ñoom ñoo ci góorgóorlu dem déglu Ousmane Sonko xam na ne mujj mbir yi du mujj fenn. kon dafa jot réew mi ñuy waxante dëgg léegi nag plainte yi nga xam ne def nañ ko mu tegu ci kaw table doyen des juges tegu ci kaw table procureur fan lay mujjee dégg naa sax avocat yi na ñoom léegi romb nañ foofu chambre d'accusation lañ nar a dem porter ji plainte waaw mais bés bu procès amee lay neex parce que nag acquiescement yi ñaar yëpp yor nañ ko acquiescement yi nga xam ne signé nañ ko ñaari yëpp yor nañ ko mais dañ la woon nan ànd ak dal rek parce que mbir yi jërul daw parce que bu ñii di liggéey fii bu nekkee ne dañoo jàpp ne Sonko da koy def combat politique affaire am la ñun peut-être combat de bonne gouvernance lañ koy defee ndax alal ji alalu askanu Sénégal la kenn mënu na ko fa bépp yóbbu bés bu ñu tolloo ci génne acquiescement yi dem toll ci génne versement yeeg banque bi ko def ak lépp. Dakar Matin. ñun tamit dañ ci bay suñu waar acquiescement yeeg ñaar yi si yeeg yëpp ak banque ba jot a génne koppar yeeg yooyu yëpp am na luñ ci xam parce que wax naa leen ne mbir mi ba muy tàmbali ci CENTIF la nekkoon laata nit ñi di ko yëg CENTIF ordre lañ jot teg ko ci suuf kon nañu dem rek di ci kanam rawli gët te bu kenn yàkkamti commission parlementaire rek lañ bëgg ak bëri luñ mën a def commission parlementaire te mun a weng taxaw fii waaw lu tax commission parlementaire du am ci stade yi nga xam ne defar bi yëpp benn entrepreneur moo koy gañe di Mbaye Faye bark Dembo Njaay lañ ko dàq Mali ci alal ji nga xam ne dañ ne yee da ko luubal wala bëggoon a luubal lu tax commission parlementaire du enquête lu tax benn entrepreneur yu boobu di gañe lépp te lu mu defar daanaka atu yàlla mu yàqu waaw lu tax commission parlementaire du am ci AHS fàttaliku leen dañ ne woon Karim Wade ak Bibo Bourgi ñoo ko moom nangu ko def ko administration provisoire jabaru Abdoulaye Sylla jël ko ak Abdoulaye Sylla ñu xëy def lan gérer ko ba mu neex leen ñu ne dañuy délocaliser aéroport bi yóbbu ko Diass waxuñu bilan bi lan mooy actif ak passif déedéet ñu jël ko seyal ko ci beneen structure bu bees waaw boo ne Karim Wade ba mu ko yoree da ko doon luubal di yàq xaalis di def lu ko neex xanaa kay yow boo ko yoree ci administration provisoire balaa nga koy seyal ci beneen structure bu bees bu ñuy créer war nga wax sénégalais yi lii laa fa fekkoon lii mooy actif beeg passif bi din ci dellu si pour nëbbu njombe yi ci nekk moo tax ñu seyal ko ci enling bu bees bu ñu créer fële ci aéroport Diass ku fi dof koo jàppee dof mi ngi wut garab yu mu leen fajee te nag wax naa leen seen garab jafe du reen du pëndax du comprimé du dara mënu leen faj parce que boo leen faj woon tuuti rek di ngeen xam ne sénégalais yi xam nañ lépp fer nañ ay nax dañ ne deng ni woyal commission parlementaire la ñuy wax lu tax commission parlementaire amul ci pétrole bi dama ne lu tax commission parlementaire amul ci bor yi nga xam ne ci ministère de l'économie et des finances dañ koy jënd lijjanti ko biir trésor lu tax amu ci. Dakar Matin. lu tax commission parlementaire amul ci dossier Suez SDE bi ñuy wax ne corruption am na fi ba tudd ci Mansour Faye boobu dossier tamit dama ne ñi ngi ci bàyyiwuñ ko de dañ koy càmbar ba mu leer nañ du liggéeyu taf-taf déedéet du liggéeyu taf-taf dañ ko war a xool saytu ko bu baax a baax ca booba lu xew yéen a ngi bëgg a yee fitna bëgg nekk fii règlement de compte loo xam ne jotagul ci ay élection ratatat sonal askanu Sénégal boobu Sénégalais yi ñu ngi sonn lott seen doom yi mënuñoo jàngi rentrée scolaire école yëpp nekk ci mbënd abri provisoire yi takarnaase enseignants yi di waaj a grève pour lan respect des accords signés waxuñu sax plateforme bu bees de accord yoo xam ne nguur gi moo leen joxoon baatam gor ca wax ja dara mënu leen ko respecté loolu ñoru leen parce que seeni doom jàngewul ci école yooyu université bii di waaye tàkk bu ubbee UGB ña nga ca grève bachelier yi di tongtongal
ñi nekk ci école privée yi étudiants yi kenn xamul lu ñuy dund fi mu nekk nii kenn orienté wu leen loolu yëpp di ay préoccupations yu leer dem di ubbite école amul sax conseil interministériel pour waajal école ubbite bi déedéet lan la ñu tal politique subaak ngoon wax ju bari subaak ngoon da ngay dem sax ba nga ne est-ce que ñi xamuñu ne mënatuñ moo tax ñu ne nañ taal dëkk bi benn yoon mais da leen leer timit ne fa ñuy yóbbu mbir mi la ñu bëgg la leen di defal maanaam atte dëgg daf fi tumuranke atte jub daf fi tumuranke atte yoon daf fi tumuranke ndax bu fi tumuranke wul woon wax fa dëgg neex yàlla plainte yi ñu déposé yépp xanaa dañ ci instruire benn waaye ñu ne dañuy xaar commission parlementaire nañu bàyyi caaxaan yi waaye nañu bàyyi caaxaan yi waaye nag daanaka sénégalais yi ñooy toog di xool di délégué seeni combat Dakar Matin. wax naa leen benn combat rek moo fi jar a mën te buñ ko réussir rek daanaka réussir lu baree bari ci defar réew mi mooy une justice libre indépendante digne et responsable leen sant di leen gërëm leen dig daje seen beneen chronique seen site dakarmatin.com incha allah